13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ci doxum ñaxtu askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Diawara xam ngeen ne ci arrondissement bu Mundi la nekk département bu Bakel foofee itam lépp lu ñeel ñàkkum ndox mi sonal na leen lool lu weesu loolu itam facture chère yi nga xam ne askan wa ñu nga koy jot ñoom ñooñe nag loolu na ne duñ ca dal benn yoon ba tax itam ñuy sàkku ci société bu gestion des eaux du Sénégal mu daal di leen di abal ci les jotaayu xibaar itam daañu dem fa nga xam ne moom moo di ca Tooki Gaar mu nga nekk ca diwaan bu Njaareem foofu itam daañ fa dem xamale leen ak askan wala ñuy dund ci ay jafe-jafe ci yile jamono daanaka foo laal fu nekk day rek sooxe lu ci mel ni wàllu njàng mi ak njàngale mi ba ci sax li nga xam ne moom moo di wàllu wér-gu-yaram daañ fa dem ànd fa ak nga xam ne moom moo di Babacar Diouf mu wax ñu la fa tukkee ca wowle diwaan ni ki ëllëg itam xam ngeen ne moom mooy bés yi nga xam ne dañuy màggal ganesik àdduna ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul Kazu Rajab ñaareelu xalif bu Serigne Touba xaadimu rasul ci li nga xam ne itam moom moo di yoonu murit woowee ca dëkk wu sell wa di Touba xam ngeen ne jamono yi nag taalibe yi dëgmal nañu fa ngir rek daal di teewee bile màggal daañ fa dem fekk fa ki nga xam ne moom moo di Pape Balla Gaye ginnaaw xibaaru réew mi xibaari biti réew congu ya nga xam ne mu ngay wëy diwaan bu Ukraine lu toll ci ay junni doomi aadama di ci ñàkk seen bakken ñeneen itam di ci am ay gaañu buñ fa jugee daañu dem ca Corée xam ngeen ne aw sox woo xamante ni daal nañ ko fay sànni niki tey ji ca njël wàllu mbënn mi nga xam ne nag moom moo am ci Australie ba tax itam mu juri njeexital yu bëri loolu lépp daañu leen ko faram fàcceel ci les jotaay yu xibaar mbokk yi tënk yaa ngoog léegi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne itam noonu nañu ko junjee woon bokk na ci doxum ñaxtu askan wa yeewoo ca Diawara ca arrondissement bu Moudéry xam ngeen ne ca département bu Bakel la nekk foofee nag ñàkkum ndox sonal na leen lool bu weesoo loolu itam bu ñu jotee ci li nga xam ne moom moo di facture yi seen ak gafaga du ko attan ba tax na itam askan wa la ñu sàkku mu di société bu gestion des eaux du Sénégal mu daal di leen di abal ca wowle diwaan Moussa Oumar Gueye Amadou Diedhiou ci reportage. Diawara nekk ci département bu Bakel sous-préfet bi di Pape Dieng mi ngi dalal xelu askan wi nee na nag techniciens yi nga xam ne ñooy liggéey ci SOGES muy société bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum ndox mi dina indi ay saafara ci jafe-jafe yi ndox yi am ci Diawara. unité de potabilisation bi nga xam ne moom moo indi problème bi parce que moom mooy dooleel forage yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax forage yi ñu fonctionné mais forage yi ñoom rek mënuñ jox ndox ba mu mag dëkk bi unité de potabilisation boobu nag moom installation yi fi nekkoon amoon na jamono yi passé ay coupure yoo xam ne day xaw bëri dana coupure ci ñoom liñ ma wax coupure sax mais ci guddi gi nag kenn du fa nekk suy ñëwaat ak doole bi ñu ñëwee dañuy am lu yàq loolu tax yàqoon na armoire bi fa nekk yàqoon na également pompe yi nga xam ne ñu fa nekk mais waxtaan nañ ci kër ak waa SOGES pour ñu trouver ci ay solution. ginnaaw benn doxu ñaxtu bi nga xam ne askan wi ñu ngi ko doon amal nee nañu nag jafe-jafe yi ndox wàllum Diawara yàgg na waaye nag li ci gën a tar mi ngi tàmbale ci weeru novembre atum 2021 bi. dañuy fay suñu facture bi day ñëw weer bu dee bu jot parce que danga ne jigéen moo ne ci waañ bi jigéen mooy fóot jigéen mooy togg suñu borom kër yi tey ñoo ñu fopp tey lu ko sabab ñun ñii ñoo ko sabab parce que balaa nga dem ci jàkka ngay julli foog nga am jàpp boo amulee jàpp moom la. problème yooyu en 2 jours 3 jours dañ ko doon réglé mais léegi SOGES duñ fi néewee ba léegi day gën a métti rek te sonn nañu. nekk ndox amatuñ ko. dañu waroon servir nekkuñu fi comme loolu donc nañ fi jógee loolu la ñuy laaj rek on koy li fekk saafara di am li jaaxal askan wi mooy Diawara nekk benn dëkk boo xam ne dafa tiim ci fleuve Sénégal rawatina fi ñuy duppee Falémé. ginnaaw Tambacounda ak li ko wër ñu wutali ca Bawol wax itam ca Tooki Gaar askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk itam ñàkkum ndox doon na loo xamante ni sonal na leen bokk itam ci li nga xam ne moom moo di seen ak jafe-jafe askan wi bëgg nañ aw saafara ci li nga xam ne moom la ñuy dund bés bu yàlla sàkk lépp lu ñeel itam wàllu njàng mi ak njàngale mi sonal na leen lool ba ci sax li nga xam ne moom moo di wàllu wér-gu-yaram ñu dem diwaan bu Bawol fekk fa Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. ci commune bi nekk ci département bu Diourbel de maanaam secteur yëpp am jafe-jafe docteur Moussa Thiaw moo di maire bi ñu fa fal bees. ñun suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene mooy na population bi di am ndox mu doy mais aussi ndox mu sell leneen li ci des nag en terme d'investissement
OFOR lu ñu ci jàppalee ñu jël mais lu ñu ci jàppalewul aussi ñun ñu jéem ko gàddu pour population yi am ndox. ci wàllu njàng ak njàngale li fi nekk gum ci école jafe-jafe yu bari la ñuy dund. tolloog 20 école ak juróom naam doyut waaye école yooyu yu ci bëri sax ay jafe-jafe da ci am ndax tey bu nu ko wàññee lu tolloog fukk ak juróom-ñetti abri provisoire ñu ngi fi nga xam ne ay sàkket lañ koy defee sàkket yooyu daañu ko def ci at mi 2 ba ñetti yoon ndax jur gi dañ koy lekk la tax ñu koy lekk mooy 20 école ak juróom yooyu ñeent rek lañ ci clôturé yeneen yi yépp kenn clôturé wu ko tey boo fa demee ci 20 école ak juróom yooyu fukk ak juróom-ñaar yépp amuñu ay bloc sanitaire ay toilettes amuñu. wërgu yaram bi waxi noppi ndaxte ñaari poste de santé rek moo fi am. estimé nañ ko ci 20 junni ak juróomi nit ñooñu noonu tey di fajoo ci ñaari poste de santé kese ñaari poste de santé yooyu boo xoolee seen capacité d'accueil ci salle d'observation juróom benni lal kese la. ñu fal leen ci liste gox yu bees équipe municipale bi saafara li ñu rekkoon jafe-jafe ci wàllu état civil ak palu koo xam ne ni moom rek lay liggéey. wàllu njàng mi ak njàngale mi diwaan bu Kaolack bëri na ci ay ndongo yoo xamante ni nag ci daara yi bu ñuy toog daañu toog 4 jàpp juróom ci li nga xam ne moom moo di table banc yi tax na itam ki nga xam ne moom moo di président sortant bu conseil départemental ba fa aw dalo woo xamante ni daal na koy abal limu table banc yi nga xam ne itam jébbal nañu ko yenn ci ay école ëpp na 200 ci juróom-ñaari collège d'enseignement yoo xamante ni ñoo nga nekk ca boobule département Pape Mbaye Diaw Fally Gueye mu doon loo xamante ni lu nemmeeku la ci département bu Kaolack école yi yu ci bëri danoo manqué ay table banc ki fi nekkoon président conseil départemental nag ci génnam gu mujj gi daal dinay indi ci juróom-ñaari collège d'enseignement yu nekk ci département bi 200 ak juróom-ñaar fukk ci ay table banc. ñi am ay table banc également yoo xam ni dañ ko jox ci école yi école bu ne CM Kanda dañ jox juróom fukki table banc ak ay chaise maître école bu mel ni Sikatoum dañu am benn classe dañ ko équipé complet avec 25 bancs benn multimédia la CM bi nga xam ni moo nekk Ndofane également dina am juróom fukki table banc bu ñu demee si Djilakhar ñeent fukki table banc commune Thiomi ñaari école lañu bu ñu boolee lycée bi ak CM bu Xalambaas dañu am juróom fukk ak juróom. ci jamono joo xamante ni nag élèves yi dañuy toog 4 jàpp juróom ci benn table banc Youssouf Sané nekk inspecteur ci IA bu Kaolack di xam ne mayum table banc école yi doon na lu am solo ci éducation bi. di wax nag principaux yi maa ngi leen di féliciter bu baax les chefs d'établissement ci matériel bii ngeen di am tey di leen wax ne rek matériel bu am solo la donc entretien bi daf ci baax exploitation bi aussi daf ci baax machines yi jox ko xale yi. xale yi liggéey si daal ba nga xam ni vraiment dina leen jëriñ. ci cérémonie boobu nga xamante ni nag ci lañ doon joxe table banc yi ñaari saalu multimédia yi nekk ci collège d'enseignement bu Sikatrom ak lycée bu Kawoon ñoom daal di nañ leen di jébbal ay ordinateur wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey gën koo ñoŋal bokk na ci bëgg-bëgg ki nga xam ne nag moom moo di jiit bu bokk moomeel bu Jidda Caaray Kaw moom Mamadou Gueye la mu xamle moo di dina si sóob loxoom bu baax a baax ba itam bépp jafe-jafe boo xamante ni ndongo yi ñu ngi ko doon jànkonteel ci daara yi dina si pexe naka noonu itam lépp lu ñeel xaralu yees yi ci daara yooyu itam dina ci bàyyi xel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. parce que li ñuy jox ni ñu koy joxe moo ko dàq maanaam diñu ko joxe ak yéene joo xam ne lii sabab bi rek mooy gunge école bi ñoŋal njàngin bi ba xale yi mën a jàng dans de très bonnes conditions donc Andrea ñu ngi lay jërëjëf. waa bi ñuy sàkku bokk moomeel bi déjà waxoon nañu ne éducation ak santé moom mooy suñu ay priorité ci li nga xamante ne si moom la ñuy dagaan ndax xam nañ ne zone bi ñu nekk buy commune Djiddah Thiaroye Kaw bëri na ndóol bëri na aussi ay xale yoo xamante ne si nekk nañu xëy na ci ay famille yu difficile mais am nañu bëgg-bëggub am nañu yéene génn ci jafe-jafe yooyu famille yi aussi am nañu yéene gunge seeni doom yenn saa yi loxo yi moo dul joxtee ginnaaw moo tax commune bi fas na yéene impliqué wu bu baax a baax si njàng mi ak jàngale bi fas na yéene impliqué wu bu baax a baax ci santé bi. ginnaaw njàng mi ak njàngale mi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu mbay rawatina nag jiw ji nga xam ne nag ci la jamono ñu ngi koy def ngir itam mu gën a naat lu ni mel bàyyi nañ ci xel bu baax a baax mu ñeel programme national bu réconciliation bu capital semencier xam ngeen directeur général bu ISRA tool yi nga xam ne itam ñoo nekk ca diwaan bu Matam dem na fa bàyyi fa xel bu baax a baax waaye itam saytu lu ni mel la mu bëgg mu di lu ni mel rek bés bu ñu góobee mu jur njëriñ ci askan wi diwaan bu Matam
Matam la ko wër Ali Bandel Niang. mbayum jiwum gerte ñu dippee ko semence pré-base te mu bawoo ci diwaanu Dexub Sénégal gi xalaat gi kat gént la woon waaye léegi mu nekk dëgg ndax nag lu jëm ci wàllu programme national ngir ko reconstituer capital semencier bi kilifa yi ISRA mi saytu wàllum jiw ci biir réewum Sénégal sol na ay dàllam ngir ñëw visiter ab exploitation 20 hectares yu ñuy amel ca périmètre bu Boy Nadji. man en tant que directeur général de l'ISRA ma ne ma ñëw saytu xool sur le terrain li nga xam ni moom la agent yi def pour nu mën a atteindre objectif 65 tonnes yi yemul fii rek parce que am na seen site yoo xam ni ñu ngi fay def production mais lii dafa nekk lu bees loo xam ni ci convention boobu la jóge pour montrer que au niveau zone Matam que mën nañu produire semence de pré-base de qualité mais encore mieux aller même au-delà def ay semences aussi certifiées. convention bi ñu ko def nag résultat yi gis nañ ko tey am nañ ay période de semis yu ñu def tool yi rafet nañu te am nañu yaakaar que ay rendement yu am solo dina fi mën a génn. li yëpp tukkee ci réalisation benn projet bi ñu dippee Prodam nga xam ni at yi yëpp ci gannaaw noppi na soppi xar kanamu wàllu mbay ci diwaanu Matam benn ci ñeent fukk ak ñaari sipaay yi la benn opérateur privé exploité ci njàppandalu BNDE. pour wane ne aujourd'hui Matam moom am na ay prédisposition à répondre à l'appel pour ñu vraiment ñu participer de façon significative à la reconstitution du capital semencier parce que tey ñëpp xam nañu mbéy bi moo war a porter suñu développement mbéy nag du mun a dem sans des semences donc il faut des gens qui s'engagent pour defar ay semences yu baax pour suñu béykat yi ñu am seen loxo ay semence yoo xam ne rendement record yi ñuy xaar fileeg ñuy door ngóobum périmètre boobu le tax ba kilifa gi jiite ISRA ak ñiy jiite kuréel gi di UNUS fas yéene étendre expérience inédite bi ci mbooleem sipa yu bare bari yi nekk ci daanu dex gi. jërëjëf Ali Bandel ginnaaw diwaan bu Matam ñu wutali ca dëkk wu sell wa di Touba Mbacké xam ngeen ne ni ki ëllëg daañu màggal bésub ganes àddina ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul ñu dem ca dëkk wu sell wa fekk fa Pape Balla Gueye Pape Balla ci le jamono lan lañ mën a jàpp ci li nga xam ne moom moo di waajtaayuk màggal gi. maa ngi lay fay Cheikh Diop comme ni nga ko waxee rek ci diwaanu Touba daanaka ñëpp ña nga jabali fa nga xamante ne moom mooy booru kër Sëñ Fallou waaye tam ak yenn ci ay njabootam yoo xamante ne ñu ngi nekk fépp ci diwaanu Touba ñoo xamante ne ñoom la ñuy dem di seeti di leen ziar di leen ndokkeel ci bés bi nga xamante ne moom la ñuy waajal Cheikh mu nekk daanaka lu ñu mën a jàppaat mooy dëkk bi mu ngi commencé xat ndax askan wi jógee fu nekk ñu ngi ñëw ci diwaan bi ngir daal di mën a fexe daal di amal seen ziar waaye itam ñaan comme ni nga xamante ne noonu lañ ko daan defee bu ñu fàttalikoo nag ne allo. maa lay dégg Pape bu baax ñu ngi lay dégg bu baax a baax. bu ñu fàttalikoo ne màggalug Kazu Rajab bi daanaka am na ci ñaari at yoo xamante ne amul nit ñi dañu ko nam moo tax daanaka ñëpp dañoo bàyyi seen liggéey ngir daal di mën a ñëw teew ci bés bi naam xëy na ëllëg altine ñu bari dañuy liggéey waaye ñu ci bari nag dañuy daal di préféré ñëw ci dimanche yi daal di ñëw ziar daal di mën a delluwaat ci seen liggéey. mu doon nag màggal goo xam ne dafa tombé ak daanaka màggalug Serigne Alaaji Baara bi mu nekk juróom benneelu xalifa général des Mourides mu doon koo xamante ne naam yàggul ci jal bi waaye nag ci la nga xamante ne moom diir bi la fi def jot na liggéey yu am solo doon koo xamante ne daan dem ci njabootu këru diine yu bari daal di saafonteeg ñoom ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ne daan na am ci Sénégal daan na ci dugal loxoom ngir fexe daal di koy saafara moom mu ngi xamante ne mu ngi toog ci eeru petit fils yi moom Alaaji Bara jot na liggéey yu am solo muy yenn ci yoon yoo xamante ne moo jëm ci fu bari ci penc yoo xamante ne ci kilifa diine yi fexe na mu daal di fay am waaye tam esplanade bu grande mosquée bu Touba mu doon loo xamante ne bokk na ci liggéey yu mu jot a amal ci diwaanu ko Touba jamono ji ñu ngi fii ci Alieu nga xamante ne nag fi la ñuy amalee màggal gi kilifa diine yi kilifa yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy way politique yi ñu ngi fi ku ci mel ne docteur Abdourahmane Diouf mu ngi fi jamono ji gannaaw ñetti fan yoo xamante ne amaloon na ko ci biir Touba ngir fexe daal di seeti njabootu ko Serigne Fallou yëpp
mu doon loo xamante ne daanaka noonu lañ ko gisee Khalifa Ababacar Sall mu ngi fi woon ci fan yi waaye tamit am na ci ñeneen ci ay kilifa yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo taxaw temm ngir daal di fexe ñëw saafonte bokk ak bés bi ñëpp ñi nga xamante ne askanu ko murid démb rek imam et ulama yu Sénégal yi ñoom itam def nañ seen visite ñëw ziar xalif général des mourides noonu lañ ko nar a jàppee tey ak ëllëg ci màggalu ko Alaaji Baara bi waaye tamit ci Kazu Rajab bi nga xamante ne dañuy fàttaliku gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké nekkoon ñaareelu xalif bu Serigne Touba Cheikh Diop. jërëjëf Pape Balla ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko diwaan bu Touba jàppaleen ne lépp lu ñeel wàllu xibaar ci li nga xam ne moom moo di bés wile du leen ump benn yoon ci li nga xam ne moom moo di Kazu Rajab bi màggaluk bésub gane si àddina ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadul Fadal ñaareelu xalif général di murit ci li nga xam ne moom moo di jal bi ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Rasul ginnaaw loolu itam ñu wax ci leneen mu di ziara général bu Tiwaawan daañ ko ci fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2022 xam ngeen ne lu ni mel itam doon na loo xamante ni amalo nuñ ko woon ci at yi lay weesu ndax itam jàngoroy Covid 19 fi nga xam ne boobaak léegi mi ngi fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci Serigne Moustapha Sy Al Amin moom moomee nag li mu xamle mu di xalif général kullu Tidiane la mu xamle mu di lépp lu ñeel wàllu organisation bi daañ ko amal ci anam bu mucc ayib gan yi itam mën a teew ca dëkk wasel woowee di Tiwaawan bu ñu fa ñëwee itam lépp lu ñeel lañu war a càmmonteel daañu ko matal ba mu mat sëkk mu ñeel li nga xam ne moom moo di ziara annuelle bu Tivaouane ñu àddu ci leneen mbokk yi mu soxal wàllu tàggat yaram wax itam ci tournoi bu éliminatoire bu coupe du monde bu basket xam ngeen ne réew bu Sénégal RDC moom moo ko daal di làbbali juróomi poñ moom moo leen daal di wutali mu mel ni nag waa RDC xarañteef yi nga xam ne itam wane nañu ko ci li nga xam ne moom moo di terrain wi daal nay tax ñoom ñooñee nag ñu daal di jël raw gàddu gi Pape Fara ñi nga Amadou Ba ñu dikkaat ak ñoom ci yooyu de xibaar. ñu dominer leen. malmane leen ci tàmbali bi ba ci njeexintal bi équipe nationale basket bu Sénégal kenn xàmmewu ko woon góor ñi nag ñii di waa RD Congo dañ leen jàpp gañe leen ci fànn yëpp. Trop d'errance, trop de no box out, des rebonds qu'on perd. Nous avons perdu dans les duels. Ouais, mais vous savez, l'adresse c'est quelque chose d'aléatoire en basket. Quand tu l'as pas, il faut aller vite, ce que nous n'avons pas fait. Mon naa tey bu ñu ñëwee noonu la ñuy jouer parce que démb joué naa bu baax donc dañ naan moo warul jouer parce que du équipe bu ndaw donc dañuy ñëw ajuster seen défense xam nga xool ñan lañ mën a marqué bu baax ak ñan lañ mën a détaché wu tuuti. mu nekk ay joueurs yu njool ñii di waa RD Congo am physique bu doy waar agressif naka noonu ba pare nag daal di xarañ ci tiir yi ñetti poñ loolu jàpp nañ ne moo gënoon déterminant ci match bi. non mënu ma wax physique parce que certes battre nañu si biir mais taxul ñu ñu perte ndax lu ñu amul réussite yëpp tax na joué nañ mais manque de réussite moom laa mën a wax ni moo indi défaite match bi tey quoi. ci ñetteelu carton bi gaynde yi nag wane wuñ fa dara looloo gën a tax sax ñu ñàkk jongante bi boole ci manqué adresse ci panier bi. non joué wul dara ndax terewuñu pénétrer terewuñu sànni tey bu ñu amoon réussite au moins 50% rek mënoon naa ne que match bi dina demee neneen quoi. ñaari match. benn ndam benn défaite faaw Sénégal nag mu daal di gagné troisième matcham contre Kenya ci écart bu am solo ngir nag mun a repositionné waat bu baax a baax ci tournoi bu Dakar bi. jërëjëf Pape Fara Dieng mbokk yi ñu wutali biti réew wax itam ci cong wi nga xam ne boobaak léegi miin ngeen ko ci dégg-dégg mu di la xew ca diwaan bu Ukraine jàppale ne junni doomu aadama ci la jamono ñu ngi ci ñàkk seen bakken ña cay am gaañu itam bari na buñ fa dujee daañu dem ca Corée xam ngeen ni ki tey ji ci suba itam daañ fa sànni aw sox ci njël fële itam fa nga xam ne moom moo di ci Australie foofee nag mbënd mi moom moo leen daal di tere ne raw ñu dikkaat ci ak Ibou Diouf. ñeenti fan gannaaw ba fitna bi tàmbale diggante Russie ak Ukraine foofee ca capitalu Ukraine ba di Kiev nag jamono ji am nañ doomu réew ma ñu taxaw rek ne di jàppale ñi nga xamante ne ñooy armée bi ngir waa Russie lu ñu bëgg a def seen réew ne du ci dal benn yoon loolu nag dafay fësal rek taxawaay bi nga xamante ne armée bu Ukraine jamono ji am nañ ko ngir sàmm askan wa ak lépp luy moomeelu réew ma. ci loolu rek tamit dañuy wax ne xeex baa ngi wéy rawatina fi nga xamante ne mooy capitale ba di Kiev foofu nag moo gën a doon béréb bi nga xamante ne
réew Russie moom la gën a soxla ba tax na rek kilifa yi féete foofu ca Kiev moom maanaam ca Ukraine amal nañu ab couvre-feu laata ñuy gën a sàkku ci askan wi ku ci nekk na nga mëne nga gën a taxawee ci jamono jooju nag waa Russie ñoom ñu ngi sàkku ci seen l'armée ñu gën a yaatal cong bi jamono ji li ñu mën a jàpp ci ñi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan toll nañ ci lu toll ci 200 civil lu toll ci 1,000 ak téeméer ak fukk ak juróom ñoo xamante ne am nañu ay gaañu-gaañu lu toll ci 4 doomu aadama yu fekk baax foofee ca Ukraine daw nañu tamit uti fu ñu làqatu gi rawatina ci dëkk yi di Pologne Moldavie Hongrie Slovaquie wala sax ca Roumanie ci jamono jooju nga xamante ne rek fitna baa ngi wéy président bu Ukraine ñu ngi ko doon woo ngir ñu mën a toog waxtaan ak kilifa yi féete foofee ca Russie moom nag nee na nangu na li ni mel wante kii di Volodymyr Zelensky moom dafa ne toog waxtaan mën na am waaye bëggul benn yoon ñu defe ko ci fi nga xamante ne mooy Biélorussie di réew boo xamante ne kilifa yi féete foofu ca Kiev dañu jàpp ne rek ñooñu daanaka Russie la ñu àndal. ci jamono jooje nag Corée du Nord moom ñu ngi woyal di fësal seeni doole ci wàllu armée ndax tey ci suba teel lañu dóor ab missile balistique ba tax na rek seeni dëkkandoo yi Corée du Sud am ci ay njàqare bu rëy fësal nañ ko tamit jaarale ko rek ci ab communiqué ne loolu jamono ji xaaruñu ko woon ndax gët yépp a ngi féete fi nga xamante ne mooy Ukraine muy jànkonteel ay jafe-jafe ci daanaka armée lañ ci nemmeeku ba tax na rek ñu ngi sàkku ci waa Corée du Nord ñu ànd ak dal te bàyyandi li ni mel. ñu jeexale kook Australie ak taw bu metti bu ànd ak mbën bu ñu nemmeeku foofee ca réew ma ñu ne nag jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka lu toll ci juróom-benni doomu aadama yi ñu ñàkk seen bakkan gannaaw taw yi ñu nemmeeku rek ca bët saalumu réew ma ñu ne jamono ji nag ñu ngi woote wàllu ndax ñu bëri ci askan ba moom dem ak dikk mënatuñ ci amal dara jawrin bi ñu denk lépp lu aju ci ministre d'état bi di Anastasia Paluski mu ngi sàkku rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa des ci bërëb bi mel ni Bismaan ñu toog seen kër ba fexe ba li nga xamante ne mooy ndox mi wàññeeku bu baax a baax laata ñuy tàmbalewaat seen dem ak dikk. jërëjëf Ibou Diouf mbokk yéen itam jërë ngeen jëf fi la ñuy jaar daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futurs Médias 19h30 dinaa fi teewaat jukkil leen xibaar yi ci kàllaa mooy kocc lu mooy loolee itam di seen di wéy ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.